شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا bisimilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala mbokk yi seetaan seen télévision Islam TV ñoo ngi am mbégte am contentement àndaat ak yéen ci seen jotaay la mosaïque du monde. La mosaïque du monde di am mbégte am contentement di dalal ki nga xamante ne moo di oustaz Fadel Gueye oustaz Fadel Gueye ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Abdoul Qadir di kontaan lool ci dalal gi nga ma dalal fii tey ci Islam TV mu nekk wax dëgg yàlla kër goo xamante ni jox na ma trop contentement parce que vraiment kër la goo xamante ni ñëw na ci waxtoom di ñaan yàlla mu defal leen ci dam yàlla def réussite yàlla def fi nga xamante ni bëgg ngeen voix jullit àgg fa yàlla àggale ko fa. macha allah oustaz Fadel nag ñu di fàttali moo nekk président du club de la littérature arabe ni ki noonu yi tamit nekk koo xam ne moo fondé lii di jaridatu Sahwa wala boog majalatu Sahwa autant pour moi ni ki noonu tamit al ufuqul jadid di yëngu tamit ci li nga xamante ne moom moo di wàllu impression ak yeneen ak yeneen ñu xam ko ci yooyu yëpp incha allah daañu ci gën a yàttal oustaz Fadel bu ñu tuddee langue arabe ci Sénégal oustaz Fadel la ñuy njëkk a joxañ ci côté boobu ci waxtu yi ñu toll nan nga ñu mën a xaymaale évaluer li nga xamante ne moom moo di tolluwaayu làkku arab ci Sénégal. jërëjëf yaakaar naa Cheikh Abdoul Qadir oustaz Fadel Gueye kenn la ku ñàkk solo ci ay junni sénégalais yoo xamante ni dañu jël langue arabe def ko seen combat ndax dayoo boo xamante ni langue arabe am na ko ci société musulmane yëpp mais rawatina particulièrement le Sénégal ndax sikk amul ci ne langue arabe mooy cosaan fii ci Sénégal comme ñun amuñu langue écrite du ci pulaar du ci séeréer du ci olof langue bi nga xamante ni moo ëmb suñu diine muy lislaam alquranul karim wàccoon ci langue boobu képp kuy jullit ku nekk rek da ngay gis ni vraiment il faut nga accroché wu ci langue arabe boobu loolu moo tax xam nga ba fàttalikoo ñu ñëpp suñu waajur yi bi ñuy dugal ñuy jàng alquranul karim di jàng langue arabe ñoom mus ñu woon a xalaat sax ni langue arabe dinañ dem ba ciy liggéey di ci am ab solde boo xamante ni dañ ko ciy am liñ ci jublu woon rek mooy jàng l'islam jàng alquran jàng arabe pour l'islam rek aqida islamique bu ñu gëmoon ak l'islam bu ñu fonkoon moo taxoon ñu dugaloon ñu ci ñuy jàng moo tax nag ma yaakaar ni langue arabe dafa mel ni at yi passé dañ ko marginaliser woon delloo nañ ko ginnaaw waaye yi xew léegi dee woon na ni vraiment langue arabe ñëwaat na ak force pour jëlaat place bi nga xamante ni moom la amoon bien avant les colonialistes. léegi dama wax bëgg sax ñu dugg ci côté i'lam bi mu ci wàllu communication bi ndax ci côté boobu sax la nga gën a feeñee malgré ci yeneen côté yi tamit aussi yaa ngi ci dox jéego yu am solo dinañ ñëw ci li nga xam ne moo di penc mi taxawal pour littérature arabe comme ni ñu ko waxee sànq mais boo dee xëyma journalisme ci wàllu arabe parce que man ci données yi nga xam ne mosoon naa koy am Iba Der Thiam mos na def ay évaluation pour wane ne donc ay 30% wala 33% ci réew mi ñu ngi làkk arabe di ko bind léegi tolluwaay boobu ci wàllu làkkum arabe bi comme jóge na ci phase marginalisation wala boog mu ngi ciy jógee ndànk-ndànk ci moment boobu naka nga ñu mën a xaymaale tolluwaayu wasaa'ilul i'laam yi ndax dañu avancé wala dañuy jéego ndànk-ndànk. waaw lu jëm ci journalisme wala boog presse sénégalaise d'expression arabe man noonu laa koy tuddee vraiment combat bu gudd la bu metti woon bu yàgg boo fàttali ko am na ay suñu mag ñi nga xamante ni ñoo ñu jiitu. muy génération yi ñu jiitu ñoom El Hadji Moustapha Cissé wala bu ko jiitu sax ñoom Cheikh Imam Oumar Dia bi dëkkoon Rufisque ak ñoom Muxtaar Bousso intellectuel bu mag boobu nga xamante ni lépp la boole woon kan fóore la woon nekk faqih bu mag nekk shaa'ir en même temps demoon nañu ba génne benn journal boo xamante ni Ifriqiya al Muslima dañ ko tuddee woon Ifriqiya al Muslima nekkoon journal bu am solo boo xamante ni amoon na yaakaar naa ci sax femmes sénégalaises yi jàngoon arabe temps yooyu à l'époque ku mel ni soxna Fat Fall nekkoon inspectrice de l'enseignement arabe yaakaar naa mooy jigéen bi njëkk a bind article ci arabisant du Sénégal yi te ci Ifriqiya al Muslima la woon. bi mu fi jógee aussi génération boobu jàll ñoom El Hadji Moustapha Cissé ñëw Moustapha Cissé mook ñoom Oustaz Barham Diop aussi créé woon nañu beneen journal boo xamante ni daf doon génn ci arabe ndax yaakaar naa Sénégal yi yomb lañ ko tuddee woon.
mu jàll El Hadji Sylla mi nga xamante ni moo nekkoon ci département arabe ministère de la communication yore woon Al Masira moom ak ñu ngi ko séqaloon ñoom Cheikh Tidiane Ndoye ñoom Omar Doucouré ñoom Oustaz Abdoulaye Ba ñoom Ahmed Fall Chair bi dëkkoon Bargny créé journal boo xamante ni ñu ngi ko tudde woon Al Afkar boobu ñu ngi ko daan móolee Liban muy ñëw nekkoon ci jamono jooju boo ko gisee doo ko séparé ak benn journal buy génn ci monde arabo islamique ñu dem ñoom tamit ba finalement ay jafe-jafe tax mu taxaw ñu ñëw ci suñu génération ñun Abdou Karim Sarr suñu xarit boobu ak man ñu am initiative bu créer beneen journal bu ñuy wax Al Wahda magazine Al Wahda boobu vraiment ñëw am succès lool succès ba la ko waraloon toujours dama koy wax mooy dafa tombeek ministre Bamba Ndiaye suñu xarit génne woon benn livre tudde woon ko Adwa ala Sénégal livre boobu bi mu ko génnee mu amoon coow man mii en tant que rédacteur en chef bu Al Wahda ma bind benn article pour critiquer Bamba critiquer livre boobu nga xamante ni moo génnoon ci temps yooyu muy Adwa ala Sénégal ndax booba d'accord am na ci point yu ma d'accord lu woon ak Bamba waaye booba li ma ci gënoon a jublu nag boobu bu ñu waxee dëgg rek mooy lancer suñu journal boobu parce que xam naa ne sénégalais bëgg na critique bëgg na nit ku xaw a xamante ni dafa xaw a critique tuuti surtout magu Sénégal lu arabophone yi tàmmuñu ñu leen di critiquer ndax sénégalais d'habitude nitu kersa la dëkk bi daanaka danaan lépp benn famille la lu waay bindew tasaare ko ak lu mu am ay erreur kenn du ñimee jël xalima pour def li ñu tuddee ba critique maqaal boobu ma defoon nag tudde woon ko ra'yun fii maqaal ñëpp parce que réew mi mel ni day toj jóg am beneen Dame Ndiaye bind kuluna islam la ko am Oustaz Imam Dame Ndiaye ci kii ba Abdou Karim Sarr aussi wax dëgg yàlla bind moom tam beneen maam daal ay provocation pour jéem a yëngal nit ñi pour ñu jox importance jox attention magazine boobu nga xamante ni moo doon génn muy Al Wahda ginnaaw Wahda bi nag bi ma demee ba démissionné foofu nag laa créé Asahwa aussi ñëwaat aussi vraiment ubbi nag ay affaires yu bu yaatu nag ñu commencé di la invité ci monde arabe islamique ngay def taw ama Sahwa ak yeneen journaux yi génn yoo xamante ni ñoo bokk même hadaf di ñëw ba ci année bi ñu génn muy 2018 bi aussi ci fin bi ñu créé waat beneen magazine boo xamante ni ñu ngi ko tuddee Al Ufuqul Jadid di du ma ko tuddee nouvelle bu horizon mais horizon nouvelle laa koy tuddee Cheikh Abdou Khadr. incha allah xaw jiddan loolu parcours la boo xamante ne bu riche la Sénégalais yi jëriñu ci bëri et puis génération bi tamit inspiré wu nañ ci bu baax a baax ci li nga xamante ne moom moo di wàllu naka la ñuy toxalee xibaar aussi naka la ñuy tàmm jëlee information aussi njàngum xibaar ak di ko toxal tamit dafa laaj lu nga xamante ne habitude lay doon. loolu dinañ ci gën a ñëw sax ci côté boobu mais dama bëggoon a citer foofu rek que ne motivation la ci li nga xamante ne def ngeen ko surtout ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi ci côté boobu. léegi ci wàllu information dañu gis ne réew yi nga xam ne arabe am na fa wala sax arabe amu fa fu mel ni France wala fu mel ni Angleterre wala feneen réew yooyu yëpp dañuy gis ne dañu am ay presse arabe yi nga xam ne gouvernement bi dañ ci def seen xaalis mais fii ci Sénégal 99% ay musulmans lañu soo ko waxee musulman fii bu ñu waxee jàngum arabe ça veut dire mooy jàngum diine la plupart gisaguñu en tout cas wala jéego yi nga xam ne dafay ñëw fatra aw ba'da fatra léeg-léeg duñ ko gisaat naka nga jàngatee lan sabab yi nga xamante ne moom mooy waral problème yooyu. xam nga li koy waral mooy européens yi seen njiit yi dañoo gën a yeewu njiitu africain yi parce que boo fàttale ko bëri na ay magazine ak ay journaux yoo xamante ni dafay génn Europe mais ci langue arabe day génn dem na sax ba chaîne télévision yi boo jëlee fu mel ni France 24 dañoo def benn bu français chaîne française def chaîne anglaise def chaîne arabe xamante ni day génn ci arabe loolu dama jëlee ñun suñu Sénégal suñu autorités yi wala boog suñu gouvernants yi nekk nga xamante ni Sénégal moom la nekk peuple bi nekk peuple du jullit 95% la ñuy wax mais Iba Der Thiam laa ma sa dégg mu ni léegi jullit ñi agsi nañu 97% ci Sénégal waaye ne serait-ce que pour côté économique rek nga am monde arabe ces relations bilatérales entre Sénégal ak réewu golfe bi wala yeneen réew yi nga xamante ni mën nañu jëriñ Sénégal ci développer ko loolu rek waroon na mën a tax vraiment ñu subventionner lépp loo xamante ni presse arabe la pour ñuy mën a àggale kàddu
suñu réew mi ci bitim réew wone côté yi nga xamante ni naar yi war dañ cee dugal seen loxo ba ñu mën a jàppale Sénégal mais ñoom malheureusement côté boobu dañ cee xaw a gàttañ loolu nag guerre la boo xamante ni xeex bu yàgg la boo xamante ni lavage du cerveau la colonialiste yi def ci seen bopp yi gëm leen ni leen lépp lu dul français rek baaxul ku jàng arabe ku nekk dafa tardé langue arabe langue la boo xamante ni daanaka langue diine la rek jàpp julee néew tudd doom jeex na yooyu nag nekk ay feebar ci ñoom ndax seen complexe ba tax gëdd bi nga xamante ni moom la ñu jox langue arabe en tant que langue étrangère waaye nag langue boo xamante ni moo fi jiitu français moo fi jiitu les colons malheureusement côté boobu ñoom alors boobu kiw xamuñu ko damay wax toujours ni marginalisation bi ñu marginaliser langue arabe ci Sénégal man dama xamul fan lañ ko teg ndax arabe yi nga xamante ni ñoo moom langue bu fekkente ñoom nga xeeb yow arabe yooyu ñoo la gën a développé seen réew yi doo ko comparé ak sa réew mi boo jaaxlee ba sa bët xonq ca ñoom nga jëm ñoo lay jàppale te boo fa demee itam da nga fay fekk ci développement ci côté yëpp moo xam infrastructure la moo xam enseignement la moo xam santé la ñoo la ko ëppale waaw ñooñu boo leen xeebee foo ko teg yooyu dama yaakaar ni jot na pour ñoom ñu dellusiwaat seen xel jéem a xalaataat xam ne langue française bi colonialiste yi ñoo ñu ko imposé woon ñu ni moom rek moo baax waaye tey kuy génn Sénégal di dem ak ñëw di nga xam ne langue française langue la boo xamante ni yaatuwul quelques réew rek soo ko génnee daanaka boo génnee soo ko làkkee kenn du la dégg. c'est vrai léegi est-ce que jàppoon ne responsabilité partagée des fois léegi ñun naka la ñuy def ba ñun tamit aussi ñu mën leen a imposer xaw man laa ko mën a tuddee sax loo xamante ne ñoom it dañuy def maximum possible que ne ñii kat léegi li ñuy laaj nii ñor na war nañ leen ko defal. xam nga da ci am loo xamante ni waaw dama yaakaar ne da ci am loo xamante ni Cheikh Abdou Khadre ci ñun la li ma gën a compte mooy nekk sénégalais comme ñëpp à part entière comme ñëpp sénégalais boo catégorie 1 catégorie 3 catégorie 6 amul sénégalais rek la li ñu waroon def fexe ba xam ñi ak jàng arab mooy journaliste la rek ak langue boo mën a bindee wala langue boo mën a addoo journaliste ga waaye ñun souvent dañuy xaw a am tuuti ñun tamit genre xaw ma complexe laa koy tuddee xaw ma bu SYNPICS si ñëwee nii syndicat bi nga xamante ne moo ŋànk journaliste yi ci Sénégal yow ngay doo ci bokk da ngay créer syndicat bu arabophone bu fekkente ni léegi conférence de presse am na ñu ni toute la presse lañu invité ñee dem yow nga dem man du ma dem parce que loolu man xam naa ni du ma concerné te nga ne yow taskatu da ngay tas xibaar ki nga xamante ni day tas xibaar warutul a xool langue ba mu koy tasee moom la ko informé mooy information da ngay dem wuti information ak fu mu mën a nekk bu dee da ngay adhéré nga dem adhéré SYNPICS comme ñëpp tey jii Cheikh Abdou Khadre misaal bi ma lay jox mooy boobu bu ñu la invité France wala ñu invité la Amérique wala Arabie Saoudite wala Qatar wala réew mu mën a nekk boo demee conférence internationale yi centre de presse rek la ñuy bind. boo demee di nga fa tasee ak ay anglais di nga fa tasee ak ay américain di nga fa tasee ak ay français di nga fa tasee ak ay arabe donc loolu day wane ni journaliste bi langue ba mu koy tasee bu amul solo métier bi moo am solo ak ni nga xamante ne noonu nga koy ba tasee moo tax ma yaakaar ni. ñun war nañu xoolaat suñu toogaay aussi bu ñu am complexe di beru di làqatu war na ne arabe bi moom dañoo war a bëri fële non sénégalais yi ñu ngi ci lii moo xam syndicat de l'enseignement la moo xam syndicat wu journaliste yi la da ngay ñëw nga adhéré bokk ci imposer sa bopp bañ xam ni yow kat yaa ñëpp a yem xabaar ngay tas ñoom tam xabaar dañuy tas rek waaw. yaa ngi may fàttali Mahmoudul Barzani bi muy wax ne buñ ma bëggee defal sama li nga xamante ne moom moo di mu'tamar soxofi bi. nañ ma koy defal léegi ci anglais wala ci arabe parce que booba français yi ñoom ñoo nekkoon ci wetam kon juste pour confirmer li nga xamante ne moom moo di làkku arabe tolluwaayam ci monde bi su weesoo loolu ñu dem ci li nga xamante ne moo di activités yi nga xam ne yéen a ngi koy taxawee ci wàllu penc mi nga xamante ne moom moo di littérature arabe bi muy Nadi Sénégal nga créé ko ban motivation nga créé li nga xamante ne moom moo di Nadi Sénégal. jërëjëf laaj bu ma neex la ndax fan yi mën naa ni. littérature arabe dafa gën a xewaat Sénégal parce que ay xale yu ndaw la ñu gis yoo xamante ni alxuraan ji ñu teel a mokkal daf leen a ubbi macha allah tabarakallah ba domaine bu ñu dugg rek daanaka ñoo cay raw ñu seetlu ci réseaux sociaux yi ni xale yi léegi ñu ngi def ay xasaayid yoo xamante ni daanaka nañ koy defee sax léegi sax dafa romb sax ñi nga xamante ni ñoo leen jiitu woon xasaayid yi nga xamante ni moom la ñuy def ndax léegi yemuñu rek ci bind way xasida shi'riya waaye dañ dem léegi ba nekk ay romancier bind ay roman en langue arabe
ay riwaay yun lañu léegi ku mel ni Aboubacar Ndiaye boobu léegi dem na ba bind na léegi ñett wala ñeenti roman yoo xamante ni wala ñaari roman yoo xamante ni en arabe la ko bind. ñu seetlu ñu xale yi ñu ngi woy ci Facebook ñu ngi woy ci WhatsApp bi réseaux sociaux yi presque ci internet bi di ko génne te woy yi soo ko comparé même ñu nekk monde arabe xale yi lañu dàq woy ñoo leen ëpp omq dañuy woy ci profondeur bi di woy ci xam méthode yi nga xamante ni mooy méthode yu bees yi ci wàllu woy ñu ni léegi kot jot na pour ñu créer benn cadre boo xamante ni dañuy fexe ba xale yi ñu dajale leen ci cadre boobu pour gën leen a mën a motiver en même temps aussi tamit yokk seeni capacité pour ñu mën a continuer di def ay poésie en langue arabe ci loolu lañ créé woon juin 2017 Naadi Sénégal Al Adabi bii nga xamante ni mooy club sénégalais de la littérature arabe ñoom ñëpp nag ñu doon ndeysaan nekk ci ay membres man ma nekk président bi pour di créer relation entre club littérature yi nga xamante ni ñoo nekk ci monde arabe moo xam Maroc la Tunisie Koweït Arabie Saoudite pour ñu lëkkaloo ba xale yi ñu xam leen ba manifestation yi nga xamante ni mi ngi am ci wàllu poésie wala concours yi ñu mën di participer loolu moo tax comme ni nga ko xamee bëri na ay activités yu ñuy def yoo xamante ni xale yi dañuy génn def xasaa yi di ki bi ci mujj mooy concours international boobu ñu doon def ci Abu Dhabi te suñu doom jooju di Mouhamed Lamine Diop nekk membre ci club bi dem ba ñu tànn ko mu nekk amiru shu'ara pour ñun parce que dafa ne mooy amiru shu'ara mooy le prince des poètes mooy points yi noonu laaj 60 la moom rek moo ci am 55 da ci des nag ay vote la woon xaalis la woon dañuy voté te mais bu dee problème vote nag bu dee xaalis moo amul xaalis Sénégal yi jéem nañ koo voté dajale nañu xaalis ak yëpp pour voter ko mais kenn di comparé suñu réew yi ak réewu golfe bi nga xamante ni tey ka nga xamante ni moom lañ jox titre bi amiru shu'ara muy sultan as-Subhani di saoudien kooku ñaari saoudien rek mën nañu voté loo xamante ni boo boolee li Sénégal yëpp voté loolu akay ëpp kon ko côté boobu moo tax mu jël ci ba 4e ci rang bi waaye nag ñun li ñu gëm mooy amiru shu'ara moo taxit ñu teeru ko targal ko comme ni nga xamante ni noonu ni ñuy teeroo buur Cheikh Abdou Khadre. macha allah Mouhamed Lamine Diop ñun tamit aussi ñoo ngi koy sargal ci prix boobu nga xamante ne indi nañu ko parce que amiru shu'ara la quand même comme ni nga ko waxee léegi yan perspective maanaam lan ngeen di tawaqqo ci penc mi parce que penc mi dëgg la 2017 la mais tey ji àgg na foo xamante ne daal ci ni ñu koy gisee ñun àgg na fa sore sori yan ngeen jot a defagun ak lan mooy seen perspective. moom daal cause bi ginnaaw bi nga xamante ni dajale leen ci cadre boole leen encouragé leen yi leen manqué ñu fexe leen koo jox moo xam ci ay recyclage day doon wala ay formation wala dara bokk na ci yi nga xamante ne aussi moo waral fondement bi ñu wala boog ñu sos club bi mag ñi nga xamante ni ñoo tëdd Sénégal te li ñu bind lépp depuis ay siècle li ñu bind lépp ci arabe lañu ko bind bul fàtte ni Cheikh Abdou Khadre langue arabe moo nekkoon langue administration sénégalaise avant que colon yi di ñëw feeñ na ci ñoom bi ñuy ñëw sax pour déggoog suñu mag ñi dañoo indi ay orientaliste ku mel ni Maurice Delafosse orientaliste loolu boo xamante ni li ko taxoon a ñëw rek mooy nekk di jouer rôle traducteur entre suñu maam yi ak tubaab yi donc mag ñooñu li ñu bind lépp ñu bind ko ci arabe moo xam way la moo xam beneen matière la théologie islamique moo xam lu mu mën a nekk ci arabe lañu ko bind jot na pour nit ñi àddina bi yëpp xam li nga xamante ni seen œuvre yooyu ñu gàddu ko fexe ba tas ko ci àddina bi ba nit ñi xam li nga xamante ni moom la suñu mag ñi def ci loolu la ñuy créer léeg-léeg yu bëree bëri bu ñu créer benn umsiya shi'riya muy benn concert poétique souvent dañuy joxe ay prix takrim ñi nga xamante ni vraiment xitmaan nañu langue arabe ci Sénégal moo xam muy sëriñ su baax si moo xam muy ñi nga xamante ni ñoo jiitu association islamique yi kenn ku ci ràññeeku rek nañu la jox benn trophée boole ci suñu amee xaalis boole ci benn enveloppe xaalis pour mu nekk signe de reconnaissance ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni def nañ ko ci langue arabe. boobu moom motivation bu am importance la dinaa ñëw sax ci yenn prix yi nga xam ne bu yàggul gis naa ñu di ko joxe comme mu nekk loo xam ne motivation la mbokk yéen a ngi ànd ak seen télévision Islam TV ci seen jotaayu la mosaïque du monde ñoo ngi dalal ki nga xam ne moo di président du club de la littérature arabe Oustaz Fadel Gueye ñuy waxtaanee activités yu aju ci wàllu mais laata boobu dama gisoon ne ci mboolem ambassade yi nekk Sénégal surtout ambassade yi nga xam ne Angleterre la parce que wax na ne njàngum anglais commencé na di jël jéego bu gudd ci biir Sénégal waaw ba ci biir école yeeg yëpp parce que ñoom ñoo ko imposé ñaareel bi damay gis ñuy def ay centre yu nga xamante ne centre de formation la
ñi nga xam ne dañuy bëgg a jàngantu ay anglais yu mel noonu comme nag ñoom ñu mel ne ñoom màggat ñii ak ñeneen ak ñeneen dañoo bëgg di jàng arab naka la ñuy def ba nga xamante ne dinañ am centre yu mel noonu pour ñu dem fa di jàng làkku arab yaani lugal arabiya baxta. waaw loolu moom vraiment Cheikh Abdoul Khadr càgganteeg réewu arab yi la. boobu nag club bi am na ci wàll. waaw ci waxtu bi ñu toll. club bi mi ngi ciy dox sax ay jéego. club bi am na benn projet bu am solo boo xamante ni même présenté na ko ambassadeurs yu bëree bëri fii pour ñu fexe ba Sénégal am centre culturel arabe comme ni ko français yi amee anglais yi am nañu xawma centre british lañ ko tuddee xawma. British. waaw am nañ ko fi. ak BSI. ñee am ko français yi aussi centre culturel bi yàgg na trop fii Dakar dem ba ca centre ville plateau ñu def ko fa. te arab yi bu dee loolu rek ñoo leen ko ëppale parce que ñoo leen ëpp xaalis. ñoo leen ëpp bu alal war nañu vraiment jot na pour ñu créer benn centre culturel arabe boo xamante ni dafay jëmmal di symboliser langue arabe aussi di encourager doomi Sénégal yi nga xamante ni ak pays sous région bi sax Gambie ak Mali ak Mauritanie nga xamante ni ku am looy gëstu di nga mën a ñëw ci centre boobu alors def ko gëstu ko ci langue bi nga xamante ni mooy langue bu arabe maa ngi rafet njort nag ci ni dinañ ko def. parce que léegi commencé nañ di bàyyi xel club sénégalais de la littérature arabe bi boo seetloo mboolem événement yi ñu def ci temps yu mujj yi yëpp ñoom seen bopp ñoo koy subventionné am na ci léegi lu ci yokk mooy lu mel ni Expresso tey comme ñoom aussi gis nañu arabe ni ñoom ay soudanais lañu langue arabe bi intéressé na leen te bëgg nañu visibilité dañuy ñëw nekk partenariat financer benn concert indi seen i produits jaay ko fa en même temps permettre. Bon club bi mu créé wala mu tànn ay poètes yoo xamante ne dañuy def benn soirée il xaaw ko léeg-léeg ñu tuddee ko Quds léeg-léeg ñu tuddee ko Sénégal daaw ci fête indépendance Sénégal bi mois d'avril bi defoon nañ ci bu mag fële ci UCAD 2 boobu ambassadeur Arabie Saoudite bi fi nekkoon moo ko financé intégralement nga xamante ni presque partout ci Sénégal ay délégation jóge woon ñëw pour teewe ko UCAD 2 salle ba dafa fees dell donte ni mi ngi jël 1400 places. mais dafa fees ba nit ñi amatuñu fu ñu toog donc yooyu ñu ñuy gis moo leen di pousser nag motiver leen ba centre boobu nga tudd bu am solo boobu dem ba mën a créer yow Cheikh Abdou Khadr. donc Oustaz Fadel lu aju ci wàllu club bi pour bokk ci yan jéego la ñuy jaar pour mën a adhéré wu ci li nga xamante ne moom moo di club bi. waaw pour adhérer ci club pour ñëw nga adhéré wu ci club bi moom du yomb la wax dëgg yàlla amul benn jafe-jafe am nañu ay carte de membre yoo xamante ne def nañu ko bu njëkk dañu ko defoon 5000 francs xale yi ni non parce que fii arabisants yi vraiment CM day bëri ci ñoom nañ ko wàññi léegi je crois bien que xale yi 2500 lañ ko def boo xasee ba jënd carte rek léegi membre nga ci club bi yaa ngi ñëpp cay bokk yam soobee yàlla ku ñuy wax Malick Seck nekk fële ci Colobane moom mooy trésorier bi carte yi ci moom la nekk numéro téléphone am daanaka su ngeen wootee ci 70 737 37 37 di ngeen ko jot su ko defee léegi ñu mën leen a jox carte yi ngeen jënd pour nekk membre ci club bi. macha allah léegi liy des rek ci li ñu dese ci waxtu bariwul Oustaz Fadel ñoo ngi lay sant léegi lan mooy sa kàddu gu mujj. kàddu gu mujj gi daal mooy d'abord di la gërëm ci sa taxawaay parce que yow nitu média nga xam naa ci dara man ak Sidi Lamine souvent dañ ci daan waxtaan ci sa compétence ak vraiment ni nga mën a joxee xabaar mais aussi voix bi nga xamante ni yàlla macha allah moo koy joxe te yàlla jox la ko. di gërëm aussi waa kër gi suñu xarit imam Ismaïla Ndiaye di nuyu ñoom docteur Mohamed Lo di nuyu mboolem ñi nga xamante ni ñoo ne ci kër gi. techniciens yi moom vraiment mention spéciale ci seen liggéey parce que damay wax toujours ci chaîne yi ñi may invité ni léegi liggéey bi su baaxee ñoom la donc bala ñoo gërëm kenn ñoom la ñu war a njëkk gërëm di ñaan yàlla kër gi yàlla saxal ko ba seen objectif ngeen ba atteindre ko fi ngeen bëgg a àgg yàlla yóbbu leen ngeen àgg fa. gëm naa ko incha allah parce que nit ñi lislaam leen ñor fi mu nekk xool yi fi ni muy demee nga xam ne nit ñi islam yi téye na leen trop te nag bii nii mën naa ni moom vraiment c'est une première ñu doog a am TV boo xamante ni vraiment islam la loolu kon maa ngi ñaan yàlla mu defal leen ci ndam def ci réussite wa maa zaalika ala llaahi bi aziz. ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm doon ànd ak yéen ci seen jotaay la mosaïque du monde ki ñu dalaloon di Oustaz Fadel Gueye nga xam ne moo di président club de la littérature arabe. ki nga xamante ne moo yekkoon ci wàllu xarala gi di oustaz Moustapha Ba suñu oustaz bu xereñ bi ci wàllu li nga xamante ne moom moo di jokkale gi
ak soxna Maguette Ndiaye ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm. Abdou Khadre Fall àndoon ak yéen ci émission la musique du mode ñu leen jox beneen dig daje asalaamaaleykum wa rahmatullahi. shukran ya rabbi shukran hadayta qalbi shukran